laata ñuy tàmbali li nga xamante ne moom mooy julli tàkkusaan bi alors loolu itam lu am solo la ragal naa ne naa fi gaañ nit tey bés bi le jour ñëw na ci législative caravane des coalitions bés bi nee na la violence bat campagne bi bëri na xeex bëri na coow de kaay ma wax la campagne bi ku amul fit du ca bokk ay dóora ngi ci ay maajeeree ngi ci xam nga maajeeri mooy nga daq ku pañ yéena ko sa bët tay yooyu yëpp am na ci biir campagne bi Thiès moom xoolal véhicule bi dañ koo kayaasi Babacar Diop moom itam porté na plainte ci sécurité Sonko Bounkiling même chose am na itam ay souvenirs d'un député et anecdotes croustillantes yoo xam ne Samba Diouldé Thiam moom moo ko def ci journal bi Dakar Times ñëw ci campagne législative sans projet mu ne sortez vos programmes xeex bi yëpp ak coow leen wax ji ana seeni programme yéen dupp tey maanaam yéen bu ñu leen falee seen programme lan la journal bi loolu lay laaj Direct News ñëw ci entretien exclusif ak Lamine Thiam mandataire bu coalition wàllu mu ne maître Abdoulaye Wade sera là bientôt Wade fara Wade njàkk yuquma ci songum xeer boo ñëwee rek coow li nekk benn coow pour Wade rek xoolal ñu ne day ñëw rek jur na coow bu yegsee waxi noppi en tout cas seen leader Karim Wade ñu ne en exil la nekk mais mu ngi veillé mu ngi travail ak nous chaque Karim garaawul. non Karim baal nañ la ko. garaaw baal nañ la. Wade nañ la ko ndax yow moom. Piti Wade. fekk fippu woo moom guute gi nga ne doo ci génn. Piti Wade on te garaaw mën nañ ko veillé am problème. toogal dégg nga waa kay toogal Wade PDS daal imprimé na dans le mental des Sénégalais la possibilité yoo xamante ne ñu jëm ci affaire opération changement ak démocratie waaye itam daañu wëyal xeex bi enquête daal di ñëw ci mbirum affaire Mancabou bi journal bi ci la ñëw. mu ne la vidéo parle maanaam vidéo bi ñi ko seetaan am na yoo xamante ne maanaam wax nañu ko ñu ne à un moment gis nañu ko moom mu daw dem bëkki violemment boppam ci buntu cellule bi. vidéo bi nag jox nañ ko droit de l'homistie mais contrairement am na fu ma lire ci benn journal ñu ne contrairement à ce que le procureur wax ne dafa mbëkk pendant 13 minutes donc benn yoon la ko def xaw ma 2 fois c'est ça après mu xaw a évanouir tuuti mais durée bi tollul ci 13 minutes en réalité man journal bi laa gëj a gis grand place mu ngi am ba tey ba sax ñi fuñ nekkoon ci grand place bi gisuma leen woon dañoo soobu woon yaa ko indaale bi nga xëyee tey ci altine gi. grand place yaa ko bokk indaale ko wax ma. Serigne Boub moo ko jëndaatoon ci Walfadjri. léegi. CCBM ci ñoom Jean Meïssa yàlla na ko yàlla yërëm Jean Meïssa. mais dama koo gëj a gis moom. waaw mais mu ngi dundaat. mais yow bi nga xëy yaa ko bokk indaale ko. indaale woo grand place. dafa arrêté woon grand place. dama koo gëj a gis laa wax kay benn moment we kii bind na ma si. bind na si yow mi ci jamono waaw. ndeysaan kon xam naa souvenir la war a def ci yow ni boo ko xoolaatee de fàttalikul doom ba ma sonnee billaay yow yaa ko waral Walf Grand Place nee na Abdou Karim Sall dafa évaluer Ousmane Sonko mu ne il a réussi à avoir droit de vie et droit de mort sur une partie de la jeunesse li nga wax rëy na di li nga wax baa xool nga ko seet nga ko seetantoon ko baa peese nga ko bu baax ba xam li nga wax lan la Sonko kon dafa mujjee nekk jë finalement am na droit de vie tànn kiy dund ak idée ci benn partie de la jeunesse d'accord alors critique ñëw ci absente des bastions perdus par Benno Bokk Yaakaar mu ne Mimi enfonce des portes ouvertes daa fekk buntu bu ubbee ko pare mu këddaat ko reconquête de son fief Diouf Sarr mu ne labour densément Yoff mu ngi liggéey de liggéey bu métti na bu baa mës nga fekkee champ bu ñuy labourer musuma ko fekk la liggéey bu tar la Serigne Fallou Mbacké jóge na Yewwi Benno bu Diourbel Ahmed Dieng mu ngi saluer li nga xamante ne moom mooy unité bi ñu retrouvé alors L'As ñëw ci législative 31 juillet journal bi nee na campagne bi mu ngi emballé wu Marième Faye Sall nag dem na jàppali ji Amadou Ba ak Alioune Ndoye defoon na ko fan yële passé génnaat na jóge ca palais ba dem di gunge ak dooleel Amadou Ba ak Alioune Ndoye Guy Marius Sagna nag mu ngi wax ak force de l'ordre yi nee na leen dinaa défendre revalorisation sunu ay indemnité campagne bi jax-jax coow li lu muy bari bu leen fàtte mukk ne Macky Sall dem na ca réunion UA foofu ca Lusaka moom nag wax na fa mu ne l'Afrique waratul exposé wu ci insécurité alimentaire paalal la 1960 lii 1960 lañ ko waroon wax insécurité alimentaire mami bu fekkoon Afrique yor nañ ko ni ñu ko war a yore rek l'Afrique a de quoi nourrir le monde
lu tax tey ñuy xaar ba 2022 di poser ce genre de problème. yow Paa lan moo tax bu ma ko waxee nga def man Afrique est-ce que du ma ko mujjee génn. da nga bëgg a génn Afrique. est-ce que du ma mujjee génn. foo jëm. yow mami am nga li nga war a am lépp am nga ko. li nga war a am lépp am nga ko pour dundal non seulement say ñoñ dundal laale àdduna bi. waaw waaw yow boo génn Afrique. ngay dem di man de. yow boo génn Afrique fan ngay dem yow ah. est-ce que du ma dem fële nu mu tudd. fan. ban continent nga jëm. fu sedd fi. fana. yow defee sedd rek. Alaska. yow de weesu woo. Alaska menn mi. yow fuñ la yóbbi di nga jël sa benn tànk daal di koy yóbbu Gosaas. yow boo demee Alaska di nga dellu si bilaay di nga xam ne Gosaas ak Galas du benn. yow da ngaa jaawale yëf yi. yow de fuñ la yóbbu nga ñëwaat ndax Gosaas ngay wax. acclimatation. moom nga loolu lañ koy wax pas assistance di acclimatation. 1960 ba 2022 ñaata at la. boo demee di nga xam ne Gosaas ak Galas du benn de. Afrique la mu amoon ba tey jii mi ngi koy am. ndox a ngi fi suuf a ngi fi ay bras yu ko mën a liggéeyee ngi fi pour africains yi dund ba dund laale le monde wala tax ñu taxaw tey di wax ay waxu insécurité alimentaire parce que suñu politique publique yi ñoo baaxul il faut oser le dire. 30 millions de personnes soi-disant menacées par la famine. mais opportunité la quoi mooy buntu bii mooy xam nga mooy ban. mooy buntu bu leen dem bu leen décoller bu leen avancer bu leen développer wu. nekkaat leen foofu rek mooy bii léegi nag day am ñu ciy dox am ay chef d'état yoo xam ne ñoom du ñu dagg buum bi de dañuy dox ci loolu mooy yii. l'exclusif ñëw na ci démonstration de force ci meeting départemental Benno Bokk Yaakaar bu Podor ak Ndioum mu ne duo ADD ak Cheikh Oumar Anne cassé na daal complètement la baraque l'indépendant daal di ñëw ci malaise au sommet de l'État wuyul l'affaire Mancabou secoue la République yéen a yooyu de fii de waxuma la secoue waaye yëngal gësam pire mu ngi nii. problème lii cas sur cas avec ces majuscules. communauté Mankagne bi daal dafa monter au créneau waaye roi bi moom coow li lu muy bari nee na dal leen rek. moom dafay woote appel au calme un discours vraiment responsable discours papa boo xamante ne dafay dalal njabootam. alors l'info journal ñëw ci violence électorale ba am ca Thiès Yewwi Askan Wi s'entre-déchire loolu la journal bi wax. ñëwal feneen ma xool. l'observateur ñëw ci ki nga xamante ne mooy génnub àdduna François Mancabou. journal bi nee na première audition de l'enquête tàmbali nañ ko ay témoins ñu ngi leen di déglu par la DIC ci dernier moment yi nga xamante ne moom Mancabou dund na ko ci ak itam ay conditions garde à vue am journal bi nee na itam ay membres personnel médical yi nga xamante ne ñoom ñoo doon toppatoo Mancabou ñu ngi leen di xaar ci enquêteurs yi pour daal dafa gëstu enquête mbir mi. waaye ñu ngi wax Mancabou fàtte itam Pape Mamadou Seck nga xamante ne dafa rëcc ci pavillon spécial bi yow fekk na la fi yow saa Gosaas yaa nga woon Gosaas rëcc ba. bi muy rëcc waaw mais maa ngi ko doon suivre. waaw ñu ne man li dal sama waa ji moo ma jaxasole ba fi mu toll nii. ñu ne parce que Mancabou daal vraiment. ñu ne. doy na waar quoi loolu moo ma jaxase ba fi mu toll nii même ñeneen ñi sax parfois dama leen di fàtte. ndeysaan. bu triste man. non mami xam nga koo xam. sëq ak moom ay nuit blanche liggéey ak moom wër Sénégal ñaari yoon wallaay dëgg la ñu sëq lu ne wallaay dëgg la mooy kii waaye gis nga soose non mais gis nga soose adduna moo mën a wëlbati kaay ma wax la gis nga yàllaay tey ji boo dee xool jàpp ko ci sa génération pas Assane chemise lay sol costume cravate bu mu dëgër xoolal justice humaine mën na bañ a am mais la justice divine mais allah kulli yàlla loolu day am bul sonn ak situation nu mu mënti demee. day am de. mu ngi noonu Pape Mamadou Seck mii nag police ma ngi koy wër dañ koo traqué fu mu nekk nii ñu ne une descente a été opérée def nañu benn descente ci cité Aliou Sow depuis Idrissa Goudiaby à Dakar itam contre expertise bi bu coow li bari ba ngeen fàtte ne tey la. ay te ñu ñëw ci beneen journal l'évidence daal di ñëw ci détenu mort en garde à vue ñu ne l'indignation générale. journal bi nee na François Mancabou waaye du moom rek. journal bi nee na la liste des victimes elle est longue liste bi gudd na lool du François Mancabou kese ñi nga xamante ne mooy ay détenus yu ñàkk seen bakkan ci garde à vue bi journal bi nee na bari na. ñëwal ci beneen ma xool le mandat ñëw itam ci décès François Mancabou ñu ne la famille charge le procureur famille bi de fu mu nekk nii procureur na xam ne famille baa nga ca kawam yamuñu rek ci nekk ci kawam dañu ko menacé yokku ci. journal ba toftal ca 3 points de suspension mooy ne mënta wax lépp ci titre ba. waaye la ca biir ma nga ca biir journal ba. boo ko ubbee yër ko di nga ci am lu la leer. ku ko jënd xam la ca ne. waaw kay. le quotidien mu ne meeting bu Yewwi mu ne Sonko déraille le maire de Thiès malmené dañ ko malmené
bëjëng-bëjëngee ko ñi ko def nee na ñu ne mooy ay militant Pastef ñoo ko bëjëng-bëjëngee beneen bi mooy Sonko bi nga xamante ne dafa jël micro RTS ne ko cas ne ko mooy ci biti moo waral coow li moo tax journal bi nee na dafa déraillé ñëwal le quotidien national Le Soleil li ko ñor football féminin quotidien national Le Soleil nee na gaynde yi ñu ngi ci buntu mondial bi ku nekk ak la ñor moom li ko ñor ñëwal le vrai journal mu ne Benno et les législatives l'obsession de Sonko journal bi ñëw na itam ci biirum affaire force spéciale François Mancabou mu ne une mort et 1000 interrogations laaj ya bëri na yi sampu ci wàllu woowee les échos ñëw ci pour assurer la victoire de son camp ñu ne Marième Faye Sall wax naa leen ko sànq wàcc na ci arène bi nag dugg na nag ci géewu làmb gi ca 2017 defoon na ko ci fàttali première dame dafa demoon Parcelles Assainies gunge ji Amadou Ba wàccati na nag daf koo dàbbali 2017 du defoon na ko defaat na ko ca 2022 gi nee na dafa wàcc jàppale ay góoram du leen seetaan fiic na ndiggam ba mu dëgër fiic bu sóoram Amadou Ba bi ñu teg de côté. dañ ko teg de côté moom dañ ko teg de côté. mu ne moom la dem jàppale ñu. moom ñoom baa xam ne Amadou Ba nekkul ci ñoom. nekkatu fa. dafa mel ni. fu mu ne. damaa gis ne déggatuñ ko ci dara de. léeg-léeg comme lu tax mu dem jàppale ko kon moom. moo jaaxal ñu moo ma jaaxal. man loolu li nga xam ne yow kaa la de. koo xam dañ ko teg. tey ko. dañ ko teg de côté. mais moom bokkatu foofu. wàcce ka. Amadou bokkatu fa. super puissant ministre de l'économie et des finances. teg ko de côté. mais ministre affaires étrangères teg ko de côté teg ko sànni ko jàllax ka. mu toog léegi moom am bokku foofu. mu toog parcelle laa wax. waa ko la moo tax moom muy dem jàppale am. guux gi mu leen guux. wala journal bi autopsie bi la wax guux bee ma tiital guux bi. guux ga la. intensité bi nga dugal ci guux bi dama tiit. autopsie ci kooru François Mancabou famille bi mu ngi exiger désignation ou collège d'experts. courrier nag adressé dañu ko en ce sens kuñ ko adressé pas seen ngay laaj procureur ak ampliation président conseil de l'ordre des médecins famille baa ngi proposé ñeenti poñ yoo xamante ne dañ koy inclure ci biir mission bi ñu war ko confier keneen duñ ko confier keneen na ku dul collège d'experts bi ñu ne roi des mancagnes bi nag Jean-Marius Mancabou il s'en remet à Dieu ku gëm yàlla la waaye invité na ñëpp pour dossier bii bu ñu ci rax politique te itam mu ngi woote ñëpp booloo def nii ci wàll wi la ilaha illallah. On n'est pas roi pour rien. Ça c'est sûr. On n'est pas roi pour rien. déedéet bien dit. déedéet. xam nga yii daf may énervé. kooku moom waaw kii du Franck Timis yow suñu waa ji. waaw yow comme gën ngaa gis. kii dossier bi man dama ci amoon dossier. waaw léegi lii ko. da nga ci amoon. dossier moom mi dossier bi. lii titre bi lii ko. mais base sur 20. ay révélation la ñu xëyee nga ni. mais mu ne mais base sur 25 la. 25 000 mais hectares 25 000 hectares. 25 000 hectares. élevé de 40 millions de dollars. 25 000 ou 2500. lii fi. 2500 hectares. 2500 d'accord. et 40 millions de dollars. 25 bi point baa ngi nii de. 25 25 virgule. 25 hectares. 25 hectares la. et 40 millions de dollars. les objectifs cachés de Franck Timis. ay Franck a ngi wax. dégg ma lay wax de. waxal bu baax ma dégg. ay Franck a ngi. sunu Franck mi. ma ne ko ci segam moo jeexalul réew mi. kii dossier bi dama ci amoon dossier ak waa BBC. pare nga. waaw pare nga. journal bi dinaa bi ci risque la ñëw. doo ci wax nga ni de amul parole. waa M Gueye yow mais kii M Gueye mii war naa rey doomam bi nga xamante ne fukki at ak ñeenti rek la am jàpp ko di ko dóori bant ba xale bi see dugg mu naan dama ko bëggoon a corriger. allahu akbar. yàlla. yow boo xefee moom yow ram ñëw mi. yow Franck Timis doo ci wax. déedéet ma ci wax. lii quotidien ñëw ci législative yi campagne bi mu ne jël na envolam. na nga jàpp ne Nabou Cor Alioune Ndoye mu ngi def la leçon de. xam nga ku koy def. Dias fils Barthélemy moom lay jox leçon. c'est de bonne guerre. Fils ñoo bokk seen Dakar. waaw kay dama la wax ne xoolal xamal lu ma la waxul booy fils yaa ngi dégg yow Seck Guy Marius gagné na itam premier pari bu campagne bi. gagné na ko ba noppi. waaye wuy ma wuy ma. journal bi bu mu neex ba nga fàttali ne Alioune Ndoye mu ngi donné la leçon Dias fils yaa ngi dégg ko booyee maa yow ñoo bokk Ndakaaru xamante nañ booy Ndakaaru. ñoo bokk seen plateau de. waa kay
décès François Mancabou bi communauté Mankagne mu ngi réclamer li nga xamante ne moom mooy justice alors ñëwal waaw réew mi quotidien campagne pour les législatives plainte Babacar Diop bi nañu ci wax contre garde rapproché bu Sonko déferlante humaine pour Mimi à Tamba Mimi daa dem Tamba nga yenu bës bi yow ñëpp topp ko naan ko Mimi foofa ca Tamba toj na ko dëbb na ko rabax Wallu Sénégal fustige de démarche CNRA Go Faye rejoint Benno waaye wuyu ma Sonko RTS mu ne les dessous d'une bouderie budde moom mooy gedd waaw ndax ci vidéo bi dañ leen du xaw a nuru ku gedd xam ko yor nee na ko defee ñu lay waaye naan gedd wala doon passé message bu yàkkee mooy lu xooñ bu sombee jox la nga naan ku gedd sa yaaya ay bu yàkkee mooy lu xooñ loolooy dëgg sobe source a nee na entretien exclusif ak coordinatrice bu programme de modernisation ville Promoville le grand oral loolu le journal bi wax ñëw na itam ci campagne Yewwi Wallu pour les législatives Dia Suisse mañ doon wax sànq ma nga xamante ne Alioune Ndoye da ko doon joxe ay leçons journal bi nee na mu ngi déterré dossier Petrotim sulli na ko de. wax naa la waxal ci Franck Timis nga lànk. da koo sulli. Franck Ngok suñu waaj. la ilaha illallah. lii ma wax ci voilà sous le regard de la première dame Marième Faye Sall Alioune Ndoye tête de liste départementale de Benno Bokk Yaakaar à Dakar caricature l'opposition Alioune Ndoye nee na c'est le mensonge l'insulte et la violence campagne bi neex na nag campagne bi jax na lool jëlal campagne électorale bi législative 2022 sur quotidien nee na la ligne droite garde à vue couloir de la mort Pa Assane ba journal bii déggu la xaw nga ko wax ci sa commentaire tey ci suba dee nga ne garde à vue nga ne garde à xaw ma nan noo ko jeu de mots boobu garde à disparition barkantu bi nga dégg tubaab nag nekkoo woon école di bind le nom des bavards ak di effacer tableau ba jël ndaare dugg 7 heures génn 8h30 ku la xool xam ne jàng nga ci l'école ba nit ñi xàmmee la ràññee la bu la fekkoon sax nga effacer le nom des bavards daa am maanaam benn tolluwaay booy tollu wala ngay effacer tableau wala ñuy def interrogation ngay am 4 léeg-léeg nga laal 2 fekku la ca kay ku la xool xam na yow soose mii tubaab fakal mooy exemple typique jeune bi nga xamante ne nii juddoo na ca Gosaas am intellectuel gu am solo. demul ba dem déedéet jëloo ndaare xam nga ku daan jël ndaare alors tribune damaa jum sax du man kee la kay voilà jël ndaare booy Pikine guerre froide entre Sonko ak maire bu Thiès le véhicule du docteur Babacar Diop dañu ko vandaliser journal bi ñëwaat na ci alors pendant que ñi moom ñu ngi battre seen campagne pour élection législative am na keneen ku bëgg a battre campagne kuy sax battre campagne muy yéen da ngay yaakaar ne campagne yi na ko moom loolu ngay foog Bougane Gueye Dany nee na ci laa bokk ba muy moom Bougane men waaw day battre campagne mais nag contre le 3e mandat de Macky jar na ko Gueye Mame Gor doxal ba mu neex la bu dee 3e mandat gii rek la am na nu mu ko tuddee NTM je pense. non au 3e mandat te waa ji parfois nag dafay ànd ak feeling ak intelligence. Gueye Mame Gor lu gën a gaaw dafa waroon lancer appel gars yi voté Yewwi Askan Wi rek. parce que tant que téyewoo majorité bi à l'Assemblée nationale. la question du 3e mandat dafay compliqué. c'est-à-dire que pourquoi mu tëb une question aussi essentielle que la majorité à l'Assemblée dem directement ci 3e mandat. enfin c'est une question que je lui pose hein. xawma ko xamuma mais. sama xalaat la daal. laaj nga ko mën a tontu. moo tax ma ne ko sama xalaat la xam naa dina ma tontu. laaj nga ko mën a tontu laaj nga ko mën a tontu laaj woo teral quotidien meeting départemental Benno Bokk Yaakaar Podor ba Ndioum ñu ne diwoo Cheikh Omar Anne wax nañu ko sànq ak Abdoulaye Daouda Diallo dañoo étaler vraiment cette force de frappe alors Vox Populi Babacar Diop ginnaaw agression mi ak élément Sonko journal bi nee na. il y aurait eu bain de sang. si j'étais sortie avec ma sécurité bu fekkoon génnoon ak sécurité mu ne bain de sang day am de toute façon campagne moom buy am moom booy génn la sa sécurité rek moo gën a wóor campagne daal campagne la waaw doo xam nag fu xeex bi rek fu coow li di jàllaa ñooy donc fu mu mënti ñëwee rek mooy loolu xoolal grève générale bii ministre du commerce et des PME Sinacom moom moo annoncé benn grève générale boo xamante ne dina durer 3 jours diirub 3 fan yoo xamante ne vraiment am na ci daal mouvement de colère bu ñu war a def alors législative ñu ne Mimi la dernière cartouche
bal bi ko dese mu ngi nii dernière baa ngi. Alors, nouvelle recrue, bien entendu, ça c'est en sport. Koulibaly, tapis rouge avant le grand saut. ñu ñëw ci journal Record moom mu ngi ni ba tey Koulibaly Chelsea sur sa nouvelle aventure mu ne je veux apporter plus de solidité dama bëgg vraiment gën a kattanal yëf yi gën koo kattanal équipe bi. waaye na bu leen fàtte barrage bi nga xamante ne gaynde yi yu jigéen ñi génnee nañu Tunisie rêve de mondial bi nag ñu ngi koy gën di poursuivre lu ñuy gën di avancer. Rewmi Sport pas de mondial pour la Tunisie li ko waral mooy Sénégal dafa arraché barrage yi da ko foqati. ne ko kaay fii maa ko moom présentation Sadio Madio baa ngi nii bàyyi leen ko xel ñëpp di way ca alliance bu arena bojo bojo yee. kon ñoom dañ ko seen baay ñëw na. mën nañu ko. waaw mais fi mu nekk am na ay Sénégalais aussi. waaw mais lii nag waaye ki ko génn nag war na. Sadio Madio yee. dafa daw ci monde bi yëpp. ñëw na. waaw. kii war nañu ko fay droit d'auteur. transfert Abou Diallo bi bu leen ko fàtte bojo yee ca Naples coup de pouce bu Koulibaly taar kàlla macha allah ñëwal feneen ma xool. Stade ñëw na ci ñëwum Koulibaly ca Chelsea ñu ne Mendy dimbali leen ma. Tuchel noonu la Tuchel. Tuchel waaw moo tax may laaj xam nga léeg-léeg mu def ay penalty ga. Tuchel Tuchel sax la ñuy wax. Allemagne ñooy wax Tuchel. ak Werner. noonu la waaw ñoom ñu ngi kontaan mën a lire rek te xam ne ñëpp a ngi comprendre. non déedéet yow mën naa baa mu jaar mais xam nga doo xam. surtout allemand moom nañ waxante dëgg day naan mam mi moom fan la jàngee toujours. foog nga lekk ba suur. xas ba nga ne topp de. waaw léegi. sunu làmb ñu jeexale foofu. Gris Bordeaux sort du bois. terrassé Balla Gaye 2 pour venger Tafa Gaye nee na su ko deful ay noonam dinañ ko kontaan. décelé na ay failles yoo xam ne moom dina ko rectifier nee na te làmb ji fu mu nekk nii xam nga dafa mujjee soppeeku nekk lan milieu mafia. moom Gris Bordeaux moom moo ko wax. am nga combat nag Gris ak Balla Gaye numéro 2 loolu combat bu riis la bu coow li neex ba ngeen fàtte ne da ngeen war a tëgg suñu combat maak na bu koor. yii man nee naa la bëriwuma. man dama bëri. ban promoteur moo war a. man dama bëri ak yow non bu ñu bëree sax maa la mën. xam nga ndaamaan njool moom xeex bi day gaaw. day gaaw di. waaw paasat day gaaw dama lay sut trop. dégg nga li mu wax xam nga yow sama xarit. nee na maag moom bu ñu bëree sax man moom moo ma mën. day gaaw maa la xaw a mën tuuti mais xam nga du ma bëre man. yéen waa kër gi déggu leen li kii wax. mami tàggatool. acca dañ leen tëgg làmb ji. yee man bëriwu ma keroog lan laa waxoon mu ngi tekki internet yaa ngi ñëw benn par benn nag. ñëw leen ci buntu bi de. yow nga ne kan nga mën. laa ilaaha illallah. koo mën mais ngay summeeku ci télé bi. ma ni koo mën laa wax. avant première Gris Balla Gaye déet. cumikaay. jël leen di jëlal leen ma ko ngir yàlla déedéet man mi xaaral bu waa léegi baal ma yaa ma mën. baal ma yaa ma mën tu t'es bien coiffée puis tu es très belle. suba incha allah bàyyil ma ñëw ak ni nga rafet yi di tey du ma bàyyi ngay sotti sa bopp saafara muy tooy nii nga defee nefertiti nii du ma ko nangu bàyyi ma daw balaa dara di xew ñu tàggatoo ba suba incha allah paasan adama incha allah SNF noonu baax na Socé. waaw ba suba bul jëma bul daw nag. à tout à l'heure pour la revue de presse non ñibbisi na léegi maa ngi fi. D'accord tu feras la revue. incha allah nga def wolof ma mi def bu français. comme waa ji day daw rek. mami mu